jéggaane mu doonoon cuuj nen ak yàpp ginaar ci la doomu Sénégal yi commencé taxaw samp ay usine dem ci production avicole tey ñu ñëw fii ci Bayaax ci couveuse Amar ñoom dañuy yëngu ci wàllum buuf nen couvoir nekk na lu sensible ci wàllum jàngoro fii nag dañuy jël seen matuwaay yépp balaa benn jàngoro di fi dugg. avant ñuy accéder ci biir couvoir bi dañuy dem sangu c'est des mesures d'hygiène yoo xam ne dañ ko teg fi au moins bañ ku ñëw ci couvoir bi dugal ay doomu jàngoro donc ñu ngi dem sangu ci. qualité poussin bi am na solo trop pour ñu am résultat ci wàllum filière chair ou ponte moo tax production poussin ñu koy def ci couvoir bi am solo production boobu nag couvoir mu ngi koy def à travers ay OAC boo ko déggee mooy œuf à couver tey nag ki ñëw couvoir Amar xool naka la ñuy liggéeyee buñ ko teg OAC yi ba am poussin yi jaar ci incubation bi jaar ci éclosoire yi ak naka la ñuy def ci wàllum tàggat ba nga xam ne poussin yi génnee nekk des poussins de qualité yoo xam ne danañ mën a joxe des performances correctes sur le terrain. bala nga samp couvoir laaj na nga xool environnement bi mu nekk ndax dëppoo na ak charte yi muy laaj. couvoir nag dafa nekk lieu boo xam ne dafa sensible trop moo tax fu ñu koy samp war na nekk foo xam ne war na respecter yenn conditions yi warul na sori lépp loo xam ne day indi jàngoro muy facteur de contamination war na nekk foo xam ne tam dañ fa accessible war na nekk foo xam ne am na ndox. am na courant parce que gis nga machine yi fi nekk dañuy soxla courant ak ndox boo xam ne day nekk circuit bi. bi ñu agsee ci couvoir bi ki ñu njëkk dalal mooy technicien de couvoir ñu koy wax Badara mu ñuy wax fu liggéey bi di tàmbalee li ci njëkk mooy recevoir OAC yi maanaam œuf à couver nen yooyu ñi ngi koy amee ci élevage reproducteur mu doon lu naturel ndax dañuy boole ginaar yu góor yi ak yu jigéen yi. en fait affaire couvoir bi yëpp fii nañuy réceptionner OAC yi waaw bon réception bi camion yi bu ñëwee ci biti lay nekk fii ñun dañuy tijji fii en fait ñu tijjee fii la ñuy réceptionner nen yi bu ñëwee dañ leen di teg ci chariot après ñu yóbbu leen chambre froide. ok waaw. donc nen yi bu yegsee y' a pas de mesure particulière raxas ko ou bien fumigation y' a pas ça. bon buñ leen stocké fële bu fekkee dañuy incuber ji si la ñuy def fumigation yi et tout ça waaw mais ne si nen yi mënuñu dugg ci biir machine yi te kenn fumigé wu leen pour désinfecter leen quoi. réception œuf à couver yi nen yi bi ñu nekk ci couvoir bi dañuy tànn yoo xam ne dafa fell dafa tilim dafa tuuti dafa rëy trop berleen donc ñooñu du ñu bokk nen yoo xam ne dañ koy stocké nga xam ne bu ñu waree incuber ñoom la ñuy jël donc loolu mooy première étape ci wàllum defar poussin bi. nen yi nag balaa ñu koy incuber dañu koy désinfecté ngir benn jàngoro bañ ci topp loolu la ñuy duppee incubation. te nen yi balaa ñu koy stocké dañ koy désinfecté désinfection bi nag mën na am ci ñaari fànn mën na nekk par pulvérisation ñu jël ay ammonium quaternaire mais bu gën a bëri au Sénégal mooy fumigation bi bi nag ñu utiliser ñaari produit muy formol ak permanganate de potassium mais bu ñu fàttee à chaque fois formol bi mooy fekk ci permanganate de potassium bi ci bocal bi loolu dañ ko def ci benn local boo xam ne c'est dédié nga xam ne tout ce qui est gaz toxique après dinañ ko mën a extraire loolu dina tax ñu am un œuf boo xam ne dafay set ba pare dina mën a dina lépp loo xam ne dafa nekk jàngoro ci wàllum nen bi. pour nga assurer qualité bi hygiène bi nen bi il faut que nga désinfecté balaa nga koy incuber parce que du question nen bi dama koy jëlee bitim réew wala feneen ak feneen nga assurer ko waaw nen bi amul feebar wala amul virus amul lii pour gën a assurer suñu produit gën a respecter kii bi hygiène pour ñu mun a am qualité bu baax comme ni ñu ko bëggee fii day fumigation day durer 20 minutes.
nen yi jóge nañu ci fumigation ñi ngi jëm ci stockage fii nag lañu leen di denc ba bésu incubation bi. nen yi bu ñu ñëwee fii la ñuy ñëw direct salle bi chambre froide la quoi. ok chambre froide la. chambre froide. waaw fii lañ à quelle température? à 18 degrés. 18 degrés fii la ñuy stocké nen yi bàyyi leen fii mu jël seddaay comme ça kii bu ñu yàqu quoi nu mu fécondé quoi bu mu yàqu. nen bi ñu war a incuber dañ ko war parfois dañ koy denc boo xam ne ça dépend ci couvoir bi kañ la koy jëriñoo moo tax fi ñu koy denc dafa war a nekk endroit boo xam ne température bi dafay nekk entre 15-16 degrés mais plus nag denc bi di gën a yàgg plus température bi di wàcc donc stockage boobu day tax nen bi bi ñu koy jëriñoo ñu am un bon taux donc stockage bi am na rôle bu important par rapport au taux d'éclosion boo xam ne moom lañu séntu lu gën mooy nen bañ yàgg ci salle de stockage plus muy yàgg rek plus ngay perdre ay taux par rapport à l'éclosion. heure incubation dafay xool yow heure bi nga bëggee poussin bi génn éclore parce que même en plus dafa varier ci selon ci température kii bi suñu température comme fii Sénégal actuellement dafa xaw a tàng dafa am heure boo xamante ne heure bii boo ko incubé comme instant bi mu xawee tàng boo ko incubé ay 15 heures 16 heures 8 heures boo ñëwee da ngay génnee say poussin su fekkee jamono seddaay bi da nga koy incubé ay 15 heures 14 heures et demi 15 heures ci boobaa da ngay 8 heures su ñëwee day fekk sa poussin ñor génnee ko waaw actuellement ni boo ko incubé heure boobu ay 14 heures heure boobu da ngay ñëw juste liggéey bi mun na bëri ci côté éclosion de telle sorte boo mënul transfert heure normale poussin bi day tuuru ci incubateur te poussin bi warul tuuru ci incubateur bi su tuuree ci incubateur bi mun nga infecté incubateur mun na poussin boo ci dugg nen boo ci chargé du dem du baax parce que poussin bi mun na incubateur day infecté wu su infecté wu pour nga désinfecté ko il faut 6 mois da nga koy tëj couvoir bu infecté wu da nga koy tëj service d'hygiène ñooy ñëw tëj ko pendant 6 mois di ko désinfecté pendant 6 mois ñu ñëw jël comme mun na ñëw siphon ñëw jël kii dara jël ko ci machine bi def waaw dem ci labo def analyse ba xam nag désinfection baax na wala des na su desaatee encore ngeen tegaat leen encore 6 mois désinfectant. ah oui loolu moo tax couvoir yi tout ce qui est hygiène moom du ko caaxaan. non du caaxaan parce que moom boo amul hygiène moom yaay lor sa bopp. léegi nen yi ñoom kii bu nekk chariot bi ñaata nen lay am. chariot bi 4800 œufs lay def benn plateau 150. 150 waaw chariot bi yëpp 4800 œufs lay def. donc ñoom après bu ñu def machine bi def fi ñaata fan après. day def fi 18 jours 18 jours ngay transfert ko yóbbu ko éclosoir. donc qualité OAC yi moom je pense que am na solo ci poussin bi. am na solo bu baax a baax parce que qualité bi ak âge bi da cee baax parce que des fois âge bi am na âge début ponte ak âge boo xamante ne fin ponte mun na dem ba parce que ginaar bi suy nen ba 62e semaine da nga ko war a réformer léegi boo dem ba par exemple yow bi nga soxlay seen nen ci man âge bu ma gën a kontaan ci liggéey bi mooy âge boo xamante ne 37 38 ba 39 40 âge boobu boo ko amee yow da ngay liggéey poussin da ngay am poussin normal poussin qualité poussin am day gaaw a mag en plus day am taux bu baax su fekkee nen bi dafa am nen bu baax da ngay am taux bu baax mais booy dem ba ñu jox la ay âge boo xamante ne 52 semaines ay 50 xam nga boo xoolee 52 ba 62 10 kii voilà mag na presque. ñu ngi jëm ci salle d'incubation maanaam ci machine bii di boof nen yi foofu dinañu fa saytu lii di température ak humidité fii nag nen yi dinañu fa am fukki fan ak juróom-ñett. nen yi balaa mooy dem ci incubation bi day am lu wax préchauffement mooy dañ koy tàngal parce que mu ngi woon ci stockage bi température 16 degrés war dem ci incubation bi entre 36 37 38 degrés donc laaj ñu am benn période intermédiaire moom la ñuy wax préchauffement boobu nag dina tax nen yi am un développement embryonnaire boo xam ne ñuy àndandoo dina tax tam lépp loo xam ne dafa nekkoon cellule morte durant le stockage mu dundaat te aussi dafay jouer ci qualité de poussin bi loolu nag mu ngi nekk entre 24 25 degrés bi nga ko defee dina tax incubation bi am ay résultats positifs dem ba ci éclosion bi. lii mooy incubateur benn incubateur
day jël 57 600 œufs. mooy foofu nga ni boofee nen yi 57 600 œufs lay def mais doo ko ñëw di ko remplir benn yoon dafa am ay charges yu muy jël 3 charges lay jël am na centre milieu extérieur centre milieu extérieur ci chaque éclosoire incubateur loolee def léegi incubateur lépp total bu muy jël 57 600 œufs lay jël. boo xoolee incubation point majeur bu ci am solo mooy température bi donc température bi ci wàllum ginaar yi mu ngi varier entre 37 38 degrés donc température boobu nag day ànd ak hygromètre bi donc ñoom ñaar la ñuy couplé ba nga xam ne nen bi fi ñu koy boofee dafay def 18 jours mooy fukki fan ak juróom-ñett bu ko defee ngi doog a def transfert bi après double éclosion bi ci wàllum incubation boobu nag am na lu ci am solo mooy di tourner chariot yi moom la ñu retournement fi ñu koy def chaque waxtu loolu dina tax nen bi température bi homogène ci nen bi te aussi dina tax tam embryon bi du mën a collé wu ci chariot yi donc incubation boobu bu matee rek dañuy transférer nen yi doo ko dem ci éclosion bi. nen yi am nañu 18 jours maanaam fukki fan ak juróom-ñett léegi ñu ngi jëm ci éclosoire yi fii cuuj yi di génne. nen yi bi ñu koy transférer muy dem ci éclosion bi ci éclosoire yi am na étape intermédiaire boo xam ne mën na ci yokk muy li ñuy wax mirage bi day tax nga xool nen yi xool est-ce que nen yi am na yoo xam ne am na œuf clair nag boo ko déggee mooy œuf boo xam ne dafa infertile mooy kii bi jàppul ba pare tam œuf yoo xam ne embryon bi dafa dee ci biir nen bi loolu boo ko xoolee ci appareil bi dina tax nga mën a déclasser nen yooyu génne leen ci dañu bokk ci éclosion bi donc day nekk nen yoo xam ne déjà tu es sûr que du jàpp donc tu day tax nga am un taux boo xam ne di nga ko gën a mën a maîtriser donc étape intermédiaire boobu dina tax accouvreur bi gën a mën a maîtriser son processus de production de poussin. machines yi ñoom ñoo nekk nii mais avant tout à chaque fois avant ñuy procéder ci transfert bi foog ñuy def suñuy réglage ci machine yi ndaxte incubateur yi soo xoolee seen machines yi dañu am seen paramètres yoo xamante ni moom la ñuy topp mais ñun éclosoire aussi dañu am paramètres yoo xamante ni moom la ñu war a suivre ndax du même paramètres yi. lan mooy seen paramètre. waaw ñun suñu paramètre soo xoolee ci côté température au lieu que muy doon 99,75 comme incubateur mais 98,5 lay doon ndax moins de chaleur la ñu soxla ci machine yi ndax day fekk moment boobu noonu poussin yi di waaj a génn te su fekkee poussin yi dañuy génn ñoom dañuy dégager seen chaleur bopp su fekkee da nga ko def 99,7 boobaa mën na am surchauffe te surchauffe moom li muy yàq ci machine dafay bëri moo tax avant ñuy transférer dañuy wàññi température mu nekk 98,5 ba pare yokk humidité bi ndaxte humidité bi 85 la ndax mënuñu ko yokk ci incubateur soo ko yóbbee ba 90 biir incubateur moom mooy indi yenn problème yi nga xamante ni poussin yi dañ koy am ba seen biir yi di rëy ndax day gonfler. éclosoire nag boo ko déggee mooy fi nañu tojee donc poussin nañu fay def nañu fay def ñetti fan foofu nag température bi mu ngi tourner entre 35 36 degrés ba pare hygrométrie bi mu ngi nekk entre 55 60 donc foofu nag poussin yi fa la ñuy tojee dem yóbbu doo ko yóbbu ci salle de tri bi ak salle boo xam ne fa la ñuy conditionner poussin yi war ko jëmale ci clients yi donc foofu tam dañ fa def ay ceetu yoo xam ne dina tax ñu mën am un bon taux d'éclosion donc boo xoolee salle yi nga xam ne fa la incubateur yi nekk ak salle yi nga xam ne fa la kii yi nekk éclosoire yi boo xoolee salle yooyu yëpp seen température day varier entre 24 25 degrés te aussi day am ay extracteur d'air yoo xam ne day génne lépp loo xam ne ngelaw bu tàng la ba nga xam ne tout le temps day am un renouvellement d'air boo xam ne day favoriser une bonne ambiance au niveau du couvoir. fukki fan ak juróom-ñett ci machine incubation bi ñetti fan ci machine éclosoire yi am nañu ñaar fukki fan ak benn maanaam 21 jours kon suñuy cuuj juddu nañu ñi ngi fii ci salle bu ñu leen di trier wi maanaam tànn bi ak vaccination balaa ñoo jublu ci li nga xam ni mooy livraison bi. suñ ci éclosoire yi li ñuy préparé mooy triage. triage nag suñ ko waxee mooy dina am ay poussin yu baax dina am poussin yoo xamante ni dañuy duñu baax mais dina am yoo xam ne dañuy moyen mais ku ci nekk rek am na étape boo xam ne foofu lañ lay jaarale poussin yu baax yi yooyu automatiquement yooyu
dañu leen vacciner livrer leen poussins yoo xamante ni dañoo xaw a faible yooyu aussi dinañ leen may benn temps boo xamante ni dinañu mën a xaw a am chance pour mën a nekkaat poussins yu baax. ci salle de tri poussin yi ak vaccination bi ñu war leen jox quelque ci qualité poussin bi nag ci wàllum qualité yi ràññee nañ ci poids bi warul néew 40 grammes mais poids bi li ko influencé mooy sac vitellaire bi moo tax de plus en plus gars yi dañuy dem ci longueur poussin bi nag ñu koy nattee ci pointe bec bi ba ci doigt du milieu bi boo ko tàllalee war na mat entre 18 ak 20 centimètres. ñaareel critère de qualité bi ñetteel bi mooy vitalité poussin bi boo ko couché au dos dafa war a gaaw dëppuwaat donc dëppuwaat boobu warul jéggi 1 seconde bu ko ëppee rek xamal ni poussin bi tayal na donc bu demee poulailler ba dina mën a am problème pour déplacer wu lekk ak naan. am na critère tam de qualité bu am solo tam mooy cicatrisation ombilique bi mooy jumbax bi dafa war a cicatriser ba nga xam ne du nekk une porte d'entrée au germe. le bec aussi dafa war a fermer carrément ba pare les narines dafa war a propre donc yooyu bu ñu ko boolee day nekk un poussin boo xam ne day nekk un poussin prêt à l'emploi prêt à être démarré ba nga xam ne dina mën a joxe les performances yoo xam ne moom la ñuy nekk ci en termes de potentiel ci moom. En fait machine automatique la donc instant yi couvoir yu bëri ñu ngi dem ci révolution vaccination au couvoir avec ces machines dont les fournisseurs sont en Europe ñoom ñu ngi Europe instant yi waa Seva ñoom ñoo ñu koy jox donc machines yi dañuy permettre moom mooy permettre rapidité vaccination comme dañ doon def vaccination manuelle léegi affaire yi c'est révolu sur 1 heure de temps tu peux vacciner 2500 voire 3000 maximum. Donc actuellement ñu ngi utiliser benn vaccin bu tudd Marek contre la maladie du Marek pour les poussins pontes yi. ginaar buy ñëw nekk poussin du am ay kii soldats yu koy aar donc laaj nañu ping vacciner seen yaay repos yi vaccination boo xam ne dafa adapté ak contexte foo xam ne poussin yi fa la évoluer donc ñu respecter vaccination reproducteurs yi ba pare nekk dans un environnement boo xam ne sain. sexage bi dina tax ñu ràññee poussin yi maanaam cuuj bu góor bi ak cuuj bu jigéen bi. ngeen def ba xam ne famille ba nga xam ne. éleveur bi am poussin du bëri mal. dëgg la waaw ndax soo xoolee dafa am ay plume yoo xamante ni ci lañ koy xàmmee yi ñu naan plume secondaire ak primaire mooy yi saxee ci kaw ak yi saxee ci suuf léegi noo koy différencier su fekkee yi nekk ci suuf ñoo gën a gudd yi ci kaw boobaa yooyu dañ koy boole ci femelle yi mooy yu jigéen ñi su fekkee gën na ko gudd bu baax ñu xam ne jigéen la même su ko gënee gudd lu tuuti sax te ñu xàmmee ko boobaa dañu xam ne jigéen la mais pour mu nekk góor su fekkee da nga xool gis ni plume yi nekk ci kaw mooy yi saxee ci kaw nii gën a gudd yi nekk nii ci suuf boobaa automatiquement da ngay xam ni góor la te su fekkee aussi tamit dañoo raser ñoom ñëpp ñu tolloo boobu tamit ci góor yi lañ koy boole. ok ñoom noonu lañ koy différencier. donc il faut nga am sens de l'observation. sens de l'observation bu baax. ba pare tàmm ko ba pare maîtriser ko aussi. bii nii lan la góor wala jigéen. waaw bii soo xoolee da ngay gis ni góor la moom ndaxte ñoom ñëpp ñoo tolloo mooy primaire ak secondaire yëpp a tolloo. tey nag gis nañ ni naka la ñuy defaree poussin bu nen bi accès ci couvoir bi ban étape lay jaar incubation bi conservation bi jaar ci éclosure ba nga xam ne day gën a nekk poussin loolu ci natt mu nekk 21 jours donc mu nekk liggéey boo xam ne dafa laaj rigueur laaj hygiène laaj un personnel qualifié donc ci loolu nag di leen jox daje beneen émission veto bonne soirée. ak si ngeen ci seen rubrique dalal ndaanaan ànd ci ak ki nga xam ni mooy Kocc nag ànd ak yéen ba Pout di dalal benn yàkkatu pigeon bu ñuy wax Issa Pout mu doonoon ko ñu ràññee ci yarum pigeon tàmbali ko ci atum 1999. mbokki téléspectateurs yi nuyu nañu leen wax ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di tatagal ñu ngi leen jox seen wàccuwaay tey nag waxoon naa leen ko newoon naa leen seen émission seen rubrique dalal ndaanaan day dem kenn ku ci nekk di ndaanaan ci wàllu wa nga nekk mu fekk la fa daal di liggéey ak yow waxtaan ak yow ci li nga xamante ne moom mooy sa évolution wu projet tey ji nag ñu ñëw fii ci diwaanu Pout
ku ne Pout nag xel mi day dem ci mango geek yu demee noonu loolu bàyyi naa ko ak njaayeen yi waaye daal li may wax mooy champion bu mag lañ fi fekk si tey Issa Pout Issa lan lay def day yëngu ci volaille ba mu jeex tàkk. jaajëf champion bu mag bi. grand champion. ziar nañ la. mais bëggee nañ la bu baax a baax. mais Issa dafa mel yaa ngi alimenté de. waaw gis nga de. waaw mais Issa lii lan la pour commencer. lii mooy pélican si nasaraan. bu dee olof moom lay wax njagabaar. am na sol. man péris dafa am ay variété péris quoi. comme ay calopsite sax dafa am ay inséparable mais bu si nekk rek am na lu mu wuteeg moromam ndax tey boo xoolee péris yi boo bëggee xam mâle bi ak femelle bi mâle bi en général bakkan bi fii da nga gis day bula boo gis mu am comme mâle la bu ko amul femelle la quoi. ba tey lii bu doon comme àll dañ naan lëm quoi lëm si olof mooy seen niis yi. waaw ndax léegi lii ngay jël defal leen ko pour mu nekk seen néeg bu ñuy bëggee nen fi dañuy nene quoi. seen production gaaw na. trop moo gën a gaaw si picc yi ma gisagu. ñaata kii non ça dépend rek péris mën na def 10 mën na def 7 ça dépend moom gaaw na quoi ba pare alimentation météo. ok li muy lekk lu bari quoi. ñaata après cuisson décor kii picc la boo xam ne. décor la fa décor quoi. ñaata temps lay boobu. 17 jours daal laa gën a jàpp quoi man. 17 jours waaw incha allah en tout cas rafet nañu trop. oui. couple bi la couple bi 15000 francs lay jar. ok. mais gars yi souvent bu ñuy def dañuy def 2 couples ba 3 ndax xam nga ñoom dañuy wujje quoi. pour production bi gaaw lu mu gën a bari rek mu gën a gaaw quoi. waaw souvent da nga gis case yi sax gars yi def si seetu pour ñuy gisante quoi. lii mooy porc épic. mooy saaw si olof. mais Issa porc épic lan lay def ci biir kër yi. non kii dafa nekk benn animal boo xam ne man daf ma neex. ñëw nañu nag ci li nga xamante ni defe naa ni tey mën naa ne bu ñu xamee Issa à travers le Sénégal à travers l'Afrique moom la muy pigeon Issa Pout kañ la dugg ci wàllu élevage pigeon ak ba mu duggee ci wàllu élevage pigeon léegi lan la réaliser. waaw di la ñaanal rek di la siyaaraat encore di siyaaraat équipe bi rek pigeon mooy li may wax sànq rek sama xarit la depuis 92 maa yar pigeon. pigeon ba ma koy yar maa ngi ko démarré Pikine Tabla Thiam ndax sama trondoo souvent si oto la ma daan dugal yëpp ma bu marché Zeng tànnal ma li ma soxla ñu yàpp si oto bi indil ma maa ngi nekk Pikine si laa ñëwaat Pout continué waat rythme boobu si maire bi loolu moo ma booleeg pigeon quoi. pigeon mosuma si séntu xaalis mosuma ko si woon a xalaat amour la woon mais tey maa ngi si gis xaalis du dara. mais boo ma joxoon tey ji milliard sama xalaat mooy mu dem jar pigeon ndax moom laa xam quoi. kii laa lay présenté moo tudd Capucin français yi dafa am benn kilifa bu ñuy wax sëñ Ousmane doomu sëñ Modou Fatou Khari déplacé na jóge Touba ñëw seet si ma musuma gis mais dafa ma bëggal boppam ba mu ñëwee kaamil léegi di may ma ko ñuy waxtaan si pidax bi mu jàpp pidax bi na ma pidax yëpp bi moo si ëpp kersa man ko lu tax mu ne boo ko xoolee du la xool boo ko téyee nii gis nga day feneti comme nii man ko ñun ay éleveur lan mais c'est la première fois ma dégg xam-xam bu mel noonu ndax sëñ Modou Fatou Khari ku ko xam ni pirax yàlla may na ko ndax 1902 la commencé yar man leen ko njëkk a may ma génne ko këram bi nekk Faras Baye laat sëñ Modou Fatou Khari doomam bi ñuy wax sëñ Abo Mbacke moo ma ko mayoon fasante si ko leer ay at plus de 20 ans gisante wu mais keroog la jékki-jékki amaat sama coordonnée woo ma affaire bi seet sama xol trop yow loolu la quoi. loolu rek mais lii dafa yéeme jàng. waaw ndax xam nga kilifa bu ñëw ne la pigeon yëpp bi moo si ëpp kersa na ma jàppal ma ko ma jàpp ko mu xool mu ne ma boo ko xoolee du la fixé beneen côté lay xool est ce que tubaab bi ko homologué est ce que bàyyi na loolu xel. ñu duggaat ci beneen néeg fekk fii ay pan. waaw pan waaw. mais pan dama daan gis ne souvent ci nasaraan yi gënoon a farataal quoi. waaw xam nga pan woo am na Afrique. mais dafa nekk picc boo xam ne du piccu xale en général quoi maanaam. picc kilifa la ñaaral picc la bu bari mystique bu yàlla def ay mbir yu bëree bëri ndax pan dafa bëri ay variété pan si biir pan tey boo xoolee pan bi moo tudd pan woo nigri pen moom ak bële bokkuñu comprendre nga nigri pen moo nekk nii femelle bële nigri pen la pan bële pan vert la si pan vert yi amaan na pan bu tudd estisifère am pan boo xam ne pan opale la am pan woo arlequin man yëpp laay def souvent ok comprendre ñoom ñu ngi produire fii. non bu baax dañuy produire bu baax
moom couple bi noonu ko jaay. non différence bi mu ngi dépendre si variété pan bi. ok pan yële ñoo gën a yomb ñoom actuellement nii li tax mu yomb Sénégal 600 000 la daan jar. mais importation bi Maroc dafa bari. gars yi dem ba koy jaayee 300 000 350 000. mais couleur bi dafa cher moom mooy nigre pen tey maal bi kase boo ko doon jaay au maximum mën na jar 600 000 ba 700 000. mooy ak gen bi moom mooy firi kë bi mu toll benn période boobu bu tëboo ba pare buy mieux day daaneel plumage yëpp day wadd gen bi. changé ko waaw da koy changé. après mu am ñaari yuuxu benn bi laapee la benn bi day dàq seytaane. ok ñaareel bi fu mu naan ndoxam bu fekkee say bagage say affaire dafa tëju boo si raxasoo bi koy tijji pan dafa doon picc boobu dafa am secret ba pare du tëdd suuf dafa naan suuf mukk. gis ngeen déjà visite bi nga xamante ne jot nañ ko def ci biir kër Issa moo bëgg ko rek laaj contagam ak relation ak ñeneen ñi nga xamante ne ay colombophile la ñu nekk ci biir Sénégal. année 98 nga commencé def compétition tourisme course bi tax mu dem ba booy ñoom ñu organiser wu def ay association yu rafet yu neex kooku tey boo amee ay champion sa yu nekkatoo si non war nga leen ko mën a jox war nga mën di def ak ñoom échange ndax drapeau bi Sénégal la. tey colombophile bu ñu invité nga dem Maroc nga bokk compétition foofu nga jëlee fa ndamu Sénégal man loolu laa si jublu quoi. kan mooy champion en titre bi. non c'est que champion à titre ne actuellement nii si colombophile xaw ma ko quoi sérieusement ndax chaque année rek ak ki naan moom moo jël raw gàddu gi sa man colombophile man jàpp ma ni ku jël pay rek moom mooy champion bi pour man champion bi mooy kiy joxe lii jël pay. merci beaucoup man sama gis-gis quoi. loolu mooy dëgg. waaw mais du question njëkkante noonu raw naa la man jàppee ma ni kooku mooy champion bi mooy kiy juddulu li tax loolu di gagné waaw. am na solo tey boo doon yóbbante le ministre de l'élevage et des productions animales monsieur Samba Ndiobène Ka soo ko bëggoon yóbbante benn question boo ko bëgg a laaj boo ilaa benn suggestion lan lay doon. waaw benn bi mu njëkk mooy association yi bëggoon naa ñu def fédération sama yéene lépp ñu tënk ko mu doon benn fédération ñu xàccandoo di dóorandoo ndax élevage Sénégal am na ñu si nekk ñoom dañoo am talent ñu am succès si nekk sax tey ku ko xeeb boo génnee xam ne carrément éleveur sénégalais ay ndaanaan lañu ndax ñun ñu ngi partagé ak ku nekk ministre bi lenn daal laa xam ne moom bëggoon naa ñu siy bàyyi xel mooy yéen ñi nga xam ni chaque jour dañuy dox si élevage di wax si élevage di sonn si élevage sa moom lañ jël jiital ko si loolu mu delloo leen njukkal si delloo njukkal bi chaque exposition bu am Allemagne France ak feneen yéen seen équipe mën a dem teewal foofu Sénégal loolu bokk na si ñaareel bi éleveurs yi nga xam ne ay éleveurs lañ ñu yombal leen visa yi jox leen ko si ni leen ko war a joxe ñu gën a taaral dëkk bi chaque jour dama koy wax ndax tey man su ma demee ma importé ji indi fii mais tey kooku bu produire Sénégal ñoo si njëkk a jot mais tey imagine toi ñi nga xam mooy nasaraan see ñeneen di ñëw di jël suñu oiseaux yi di ko yóbbu foofu xam nga di si gagné ak perroquet Sénégal yi est-ce que xam nga ni moo gën a seet États-Unis waaw sa ñun seen benn picc buñ ko naree jël fii yoon day dal sa kaw ndax lan la liste rouge la espèce protégée la sa ñun protégé wuñ luñ moom ñoom liñ protégé bu duggee suñu secteur ñoom amatuñ droit ñu leen koy jox ñu koy delloo ndax ñun buñ ko yoree duñ ko xañ dara lu dul jox ko jàmmam duñ ko traité duñ ko sonal duñ ko maral duñ ko xiifal dañ koy yar si condition yoo xam ne condition yoo neex lay doon loolu tamit ministre bi war na si bàyyi xel ñu wàcc ci terrain bi di bàyyi xel éleveurs yi. voilà mbokki téléspectateurs yi comme ni ñu ko waxee woon rek spécial Pod ànd ak le champion Issa Pod ci li nga xamante ne moom mooy liggéeyam ci seen rubrique dalal ndaanaan ci seen télévision ITV ci seen émission Veto ma Diop maa ngi lay nuyu di la ziar di la tatagal di la sa wàccuwaay yow laa naan monsieur le maire tey parce que yow yaa ñu dalal ci wàllu élevage bi ñu ngi lay nuyu bu baax ma Diop. Pod ñu ngi lay fay di la aussi di la remercier si seet si bi ñu seet si. merci. parce que aussi ay jeunes éleveurs lañu rek. léegi yéen li ngeen di def moo ñuy promouvoir. mën naa wax ni moo ñuy promouvoir. suñuy mbokk éleveurs mën ñoo gis. gaa nag ñun tamit li ñuy def séentuwuñ ci xaalis séentuwuñ ci dara mais juste amour bi la. parce que ñun tamit ñun village lañ jógee mën naa ne village lañ jógee. te dañoo ñëw fekk suñuy maam yar jur lan xam ak bay. ñun tamit ñu ñëw fekk si leen si. ñëwaat ne nañ ko def ndono rek. jël ko
topp seen tànk. mais nag yéen da ngeen dugg léegi ci élevage moderne parce que tamit da ngeen jógee village daan def li nga xamante ne mooy élevage traditionnel fi amoon mais léegi nag gis naa ne champion ngeen parce que yéen a ngi dugg ci laadum yi gën a garaaw yi nga xamante ne moom la Sénégal di wër. waaw loolu am na léegi moom ñu ngi si laadum yi gaa bëri na façon xar mais ñun laadum mooy suñu préférence. parce que boo seetloo fii ay descendance booy séeréer booy siin. ay Assane Deme rek ñoo fi nekk. kon xam ngeen ne mbokki téléspectateurs yi li ma leen wax leer na c'est un champion boo xamante dafa làqatu woon. fii moom dañ fi xar yi mujjee am doom ak yi ëmb quoi lañ fi indi. parce que bu ñu amee doom nga bëgg leen a tegle bàyyi leen si kaw ñu tëgguwaat ko baaxul si ñoom. moo tax léegi dañ leen wàccee fii la ñuy noppaloo ba après ñu doog a yéegaat si maal yi. gouverneur Fatick moo ñu ko joxoon léegi mu ngi fiy bëgg a am 1 an nag am na fi ay doom te moom aussi si sans Assane 2 la surtout Assane 2 la. yii aussi même sang bi la rek mais bii dafa rax ado yii dafa rax ado yii aussi dafa rax ado parce que yii moo jur yi jur bii nii yii yëpp fi. mais yu mag juddoo wuñ fi quoi. non bu mag bi bii rek moo fi juddoowul. waaw mais yi si des yëpp fii la juddoo mais bii aussi ba muy nekk xale daanaka la fi ñëw. ba muy nekk xale la fi ñëw mais yi si des yëpp fii la juddoo gisoo bii moo mujjee juddu amagul sax 1 semaine boobu aussi xar bi ñuy wax Chaka moo ko jur. Chaka moom surtout buur siin la. boobu mu ngi si kaw bu ñu yéegee si kaw xam naa di nga ko gis. kon nag fii nga ne bon champion ci kaw quoi. fii moom am na ay champion yu fi nekk. boobu ma teg sa loxo noonu mooy ba. bii doomu Mandela la. gis nga ko Mandela surtout buur siin la moom surtout buur siin la moo jur bii tamit bii seex la woon seexam moom Marème Faye Sall lañ ko jaay boobu moo ko tuddee Macky Sall moo jur aussi bii moom ba mu juddoo yàgg. am nga vétérinaire wala yaa si vétérinaire non dama am vétérinaire spécial chaque 1 mois day ñëw def rappel pour xar yëpp barki démb la fi jóge chaque 1 mois day def rappel xar yëpp bu ñëwee da leen di piqûre dagg seeni wee xool tamit bu ñu amee ay góom loolu mu faj ko waaw chaque 1 mois. ma Diop li may jeexalee mooy yaa ngi ci élevage bu baax ba dugg na ci sa biir xol dugg na sa biir yaram dugg na sa biir deret te je sais que ni di nga bëgg a continuer di dund ak li nga xamante ni mooy jur gi ndax xalaat nga ëllëg dem defi métier vétérinaire. waaw yow rek dafa mën da nga dégg démb sama waxu pap parce que démb si heure bii toog nañu mu naan maa yaa ngi si élevage mais ndax xalaat nga boo amee bac pourquoi pas nga war a dem defi allié moom daf ma ne allié élevage ak agriculture parce que bëri na ay branches yu sukkeeku si élevage ak agriculture te mën naa ne Sénégal aussi élevage agriculture ñun moom la ñu xam mbay bi ak yar bi moom la ñu xam te aussi maa ngi ciy xalaat bu baax parce que aussi métier la boo xamante ne ñun war nañoo jël élevage yóbbu ko fu sori ñun jeunes yi te aussi maa ngi ñaan yàlla aussi bu ma amee bac bu porte yi tijjee ko rek incha allah. Ça a été un immense plaisir pour nous de passer avec vous cette journée ici à Pout avec de grands champions de grands ndaanaan dalal leen seen rubrique dalal ndaanaan mu doon vraiment mbégte bu am solo Issa Pout duñu la fàtte ci li nga xamante ne moom nga def tey waaye tamit monsieur le maire Moustapha Sarr un grand champion proche de sa population def loo xamante ne wax dëgg yàlla tey je peux dire que toute la population de la localité gis nañ ko rafetlu ko bu baax a baax ñu ngi leen di sant mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm di sax ànd ak xéwal sutura ak teranga mbokki téléspectateurs yi ñu jox rendez-vous ci beneen émission Veto ci beneen wala yeneen i ndaanaan yu ñu war a dajal dalal leen kon nag mbokk yi à très bientôt sur ITV seen émission Veto